asalaamaaleykum Ali maa ngi lay nuyu di nuyu waa SDTV amaat mbégte ñëwaat nekk seen invité pour waxtaan ak ñoom pour waxtaan ak seen internautes yi sunu mbokku sénégalais yi ci li jëm ci wàll yi nga xam ne man maa ngi fay yëngu comme ni nga ko waxee man maay directeur adjoint COUD ci wàllu fonction administrative ci côté professionnel man psychologue conseiller la ba pare nekk juriste boo xam ne sama spécialité mooy droit de l'homme. jërëjëf mbokk yi ki mooy suñu gan di Khalifa Ababacar Diagne bi la ñuy dugg si waxtaan wi suñu grand Khalifa wala directeur tey nga sol benn noomu tànk ci biir COUD doon fa directeur adjoint Ablaye Sow ba mu ñëwee dafa mel ni dafa xaaj pouvoir am dénk la ko ndomba tànk boobu noonu est-ce que mën nga ko leeralal nit ñi. waaw COUD directeur Abdoulaye Sow dañ ko fa nommé bi ñu jógee ci élection présidentielle yi mu remplacé jëwriñ dafa nekkoon Cheikh Oumar Anne jiite njàngale mu kawe mi Abdoulaye Sow nag moom nit ñi ñu ngi ko xamoon ci lu ëpp ci yëngu-yëngoom ci fédération sénégalaise de football ndax foofu yàlla def na mu doon gérer communication bi mais nekk na nit koo xam ne aussi dafa am jaar-jaar ci wàllu mouvement associatif ci wàllu politique ci wàllu jàngale parce que moom aussi def na ay concours professionnels yu ko may mu dem ba nekk administrateur civil googu mu doon moo tax moom biñ ko nommé COUD mu def diagnostic mu jàpp ne moom war na xoolaat li nga xam ne mooy organisation COUD xam nga COUD ñu ngi ko créé 1966 officiellement mais avant œuvre sociale yi amoon na œuvre sociale yi bi mu amee muy dem di màgg parce que Sénégal am na at yoo xam ne Université de Dakar pratiquement ay 355 étudiants la amoon boo liiree mémoire du président Abdou Diouf dala ko ciy wax et université bi yëpp mi ngi yemoon ci pavillon A léegi université di dox ba am ay 3000 étudiants ñu créé COUD année 1966 yi bi ñu ko créé xam nga 3000 étudiants boo koy encadré bokkul ak bu doxee bañ ne mat na entre 80 000 100 000 étudiants bu dee kuréel gi ñu tegoon pour mu gunge 3000 étudiants moom defaraatul toogaayam du mën a gunge 80 000 étudiants wala 100 000 étudiants loolu tax Ablaye Sow bi mu ñëwee moom mu ne diis na trop ci ab directeur COUD moom kese bu bëggee liggéey bi tar gaaw am efficacité liñ ci wut ñu am ko benn directeur kese moom warta mën a coordonner loolu yëpp il faut mu am kuñ ko toftal moo tax bi muy changé waat kuréel yi li ñu tuddee organigramme mooy li organiser COUD moom mu ne da ci laalaale postu direction bi maanaam pour la première fois dans l'histoire du COUD ci réforme yi moom mu defar poste directeur adjoint loolu nag ñaar lay firndeel ci man bi ci njëkk mooy Ablaye Sow am na xarala wala xarañte ci wàllu administration parce que loolu dafa bokk ci ni ñuy organiser administration pour mën a am résultat yi ngi ciy xaar ñaareel bi mooy moom ku jiital intérêt général la ku jiital intérêt administration la ku jiital intérêt Sénégal la ci naka xam nga nit koo xam ne da nga ñëw moom ñu ne la yow yaay directeur yow kese da nga am pouvoir yoo xam ne bokkuloo ko kenn mu ne man de dama ciy xajal kenn parce que directeur adjoint moom li muy def mooy li nga xam ne directeur bi moom moo ko war a def mu nekk loo xam ne xëy na bu koy def dina yéex wala day diis ci ni ñu ko organiser actuellement mën naa la waxal di xam nga COUD dañ ci toftal ci wàllu social bi mu war a gunge université El Hadj Ibrahima Niass bu Sine Saloum bi nga xam ne université boobu ni ñu ko tëggee ci 3 régions la ci Kaolack ci Kaffrine ak ci Fatick teg ci aussi ñu war a gunge université Amadou Mahtar Mbow bii ñu defar Diamniadio moom mu ne directeur adjoint am dina ko jël mu koy seetul yooyu moo tax samedi rek daja nañ fa man ak moom ak étudiants ya fa nekk ñu waxtaan ci nan la ñuy ubbee foofu ci wàllu wi nga xam ne moom lañ ñu dénk donc loolu tax ma ni directeur Ablaye Sow ku am générosité la ku jiital également intérêt Sénégal la parce que li mu def bëriwul nga gis njiit ci wàllu administration fii ci Sénégal bu koy def
mooy mu ñëw fekk loo xam ne parce que texte COUD yi moom rek la jox ay prérogatives ci wàllu direction bi moom mu ne man kat dinaa dem ñaan conseil d'administration COUD ñu modifier organigramme bi am koo xam ne dañ koy toftal ci man mu may jàppale ci wàllu yi nga xam ne man dinaa ko ci soxla donc loolu nekk na lu ñu rafetlu et bi mu amee aussi Sénégalais yu bëri kontaan nañ ci et résultat yi mi ngi koy gis ndax ñi dinañ dugg si résultat yi incha allah si kàttanu yàlla mais dañuy des si wàllu COUD boobu ba léegi suñu waxee COUD dañuy wax ne moom mooy campus social bi nga xamante ni moom la étudiants yi dëkkee di fa lekkee di fa naanee di fa defee lu nekk am beneen bu nekk si côté bi aussi ñu tuddee ko campus pédagogique ñaar yooyu noonu lan moo dox seen diggante ak ban liaison lañ am mën nga ñu ko leeral si biir SDTV. waaw laaj nga lu am solo parce que loo xam ne la Sénégalais yu bëri dañ koy jaawale. di ko confondre bu baax a baax a baax. xam nga université dafa am ñaari branche dafa am branche pédagogique fi ñuy wax université réew la ci biir réew. waaw réew la ci biir université bu Dakar moom réew la ci biir réew. parce que université Dakar boo seetloo mi ngi jógee ci corniche ouest ba avenue Cheikh Anta Diop jógee ci quartier bu ñu tuddee Fanok ba Fann Résidence donc loolu yëpp mooy étendue bi mu nekk université boo xam ne lu war a mat 100 000 étudiants dinañ fa xëy université boo xam ne ñi fay jàngale ci professeur xayma bi am na solo trop li fay dem ci également ñu tuddee leen personnel administratif technique et de service ñu bari lañ ba tax na ak sans compter mbooloo mi nga xam ne dafay ñëw am fa ay soxla ñii commerce ñii recherche ñii parce que dëkk la boo xam ne parce que mën nañ ko méngee ak dëkk waaw dëkk la boo xam ne mën nañu wax sax ni directeur COUD mooy maire bi donc moom nag ñaari bànqaas la am dafa am foo xam ne foofu la ñuy jàngalee di fa gëstu moom lañ tuddee campus pédagogique am na njiit tamit foofu ci weer wi ñu génn wutal nañ ko njiit lu bees mu tudd Ahmadou Ali Mbaye moom moo fa wutu Ibrahima Thioub dem retraite nekkoon directeur boo xam ne liggéey bu mucc ayib la def yàlla def mu jeexal dem retraite Ahmadou Ali Mbaye bi nga xam ne moom moo nekkoon doyen faculté des sciences économiques et de gestion ay at ca ginnaaw moom mu wutu ko ñëw aussi commencé liggéey bu rafet loolu mooy bànqaas bi ñuy jàngalee di fa gëstu bokkul ak bànqaas bi nga xam ne foofu la ñuy gunge étudiants yi ci seen wàllu li ñu soxla ci seen dundin ñu tuddee ko campus social muy gérer œuvre sociale ñu gën ci xam dëkkuwaayu étudiants yi gën ci xam restauration étudiants yi gën ci xam aussi service médical ak même seen foow ak seen sport ñu tuddee ko animation culturelle ci campus social bi la jokkoo léegi nag campus social ak campus pédagogique bu ñu leen di jaawale li lay firndeel ni dañ leen di jaawale bari na ay nit tey yoo xam ne boo leen waxoon fan mooy buntu université ñoom buntu COUD la ñuy jàpp ne mooy buntu université or buntu COUD raccourci la li tubaab di wax ab porox ndollal la booy jaar rek pour egg ca université ndax buntu bi mag bi nekk avenue Cheikh Anta Diop buntu boobu boo fa duggee duggagoo université yaa ngi dugg centre des œuvres universitaires bi nga xam ne moom dafa am statut juridique am boo xam ne bokkul ak statut juridique gu waa université gis nga bi ñu defee plaque bi def ministère enseignement supérieur bi ñu defee plaque bi def statut juridique bi xam nga état moom mooy créer li ñu tuddee établissement public établissement public dañ koy créer ci loi wala ci décret ñu ne kat ñii lii lañ leen jox mais bokk ñoom ñële parce que li ñu bokk ak université mooy gunge ay étudiants ñee ci wàllu jàng ak gëstu ñoom ñoo leen di jàngal di leen gunge ci gëstu yi ñun ñoo leen dëkkal di leen jox ñu lekk di leen jox ñu naan di leen faj di leen gunge seen wàllu sport maintenant ay établissement public lañ yoo xam ne juridiquement distinct mooy fële ki ko jiite mooy recteur ñun ki ko jiite moom mooy directeur COUD di Ablaye Sow donc bokkuñu moo tax boo dugg see foofu gisoo ñu bind université Cheikh Anta Diop de Dakar mën nga ci gis sa bopp am na étudiants yu ñu ci mere woon mais man dama leen doon tontu ne leen li ngeen ñu bëgg a defloo mooy nit ku am këram nga ñëw ne ko man de bu ma sañoon doo ci bind sa tur bind ci turu keneen loo tax booy dugg si da ngay gis ñu def centre des œuvres université de Dakar léegi débat boobu bi mu posé Ablaye Sow moom ci xarañteem dafa ne lii yomb naa régler étudiants yi li ñu bëgg mooy Cheikh Anta Diop di fës loolu tax boo dugg see ci pavillon A moom mu fexe ba mu am photo Cheikh Anta Diop bu mag a mag ñi fay ñëw xam nañ li may wax nii may wax ak yow waaw nii may wax ak yow
boo dugg seewaatee ci buntu université bi également di nga gis mu defar monument martyr sans compter que am na mbetteel gu neex goo xam ne avant mooy ñëw ci monument martyr bi mbetteel gu neex gi nga xam ne moo am ci rond point bi ñiy jaar ci avenue Cheikh Anta Diop gis nañ ci rond point bi am na benn statue boo xam ne defar nañ ko mureeguñ ko moo tax mënuma cee wax. Abdoulaye Sow ci xarañteem moom mu ne université buntu bi dafa am solo non seulement rond point bi nekk avenue Cheikh Anta Diop mais booy dugg si parce que foofu dafa am ñoo xam ne sax dañ koy soxla ci wàllu tourisme. am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñu ñëwee Dakar dañuy bëgg a gis université Cheikh Anta Diop de Dakar te comme nit ñi jàpp nañ ne foofu mooy buntu bi nga xam ne foofu la ñuy gën a mën a duggee ndax sànq wax naa la ni buntu boobu buntu kudd la mais nit ñi dañ koy considérer comme buntu université. mais en réalité buntu université mi ngi féete ci corniche ouest. ci fi ñuy explorer. foofu mooy buntu université mais ñu bëri xamuñu ko léegi mu ne dinaa defar ñaari mandarga wala ñett. parce que bu ñu fàtte ni defaroon na photo Cheikh Anta Diop bi ci pavillon A mooy pavillon bi gën a mag ci Sénégal mu def ci photo boo xam ne boo ñëwee rek day gis Cheikh Anta Diop ci université bi. ci buntu bi mu def monument martyr parce que étudiants yi ñoom ñoo bëggoon rendre hommage ñi nga xam ne yàlla dafa def ki xeexal étudiant seen bakken rotoon si et ñooñu ci ñiñ ci xayma ñett lañ ku ci njëkk ki moo tudd Salomon Khouri moom moo gaañu woon ci mai 68 ci pavillon A ki ci topp moom mooy Balla Gaye moom mi ngi faatu 2001 ki ci topp mooy Bassirou Faye moom moo gaañu 2014 donc ñoom ñett booy dugg si am na place bu ñu leen defaral tuddee ko place martyr dina tax nit ñi di leen fàttaliku dina tax aussi nit ñi dem ci seen xel ni dañu war a def suñu kéem kàttan fii ci réew mi ba genre xuloo yu mel noonu xeex yu mel noonu ba bakkanu étudiant di ci faat mu bañ a amati. bi ci topp ci mandarga yi Abdoulaye Sow directeur Abdoulaye Sow bëgg a def ci université mooy moom mu lëkkaloog naataangoom Abdou Karim Fofana pour ñu defaraat rond point bi. buñ ko defaree ba pare ñu war fa def monument boo xam ne day mandarga université bi moom laa doon wax sànq ngeen baal ma bu ma sañoon wax ko mais ñoom ñi nga xam ne ñooy samay kilifa ñoom ñoo ci gën a jekk mais li ma ci mën a wax mooy buñ ko dindee en tout cas étudiants yi ak sénégalais yi nga xam ne ñoom bëgg nañ université Cheikh Anta Diop de Dakar bëgg xeexu Cheikh Anta ñoom dinañ ci kontaan trop et du yàgg dara comme dañuy ubbi suba incha allah du yàgg dara monument boobu dinañ ko muri et dina gën a jox valeur foofu donc yooyu mooy yi nga xam ne directeur Abdoulaye Sow def na ko pour defaraat université bi. nomba tànk boobu jox la ko nga doon directeur adjoint tey ku dugg université Cheikh Anta Diop di nga gis xar kanam bi changé réalisation yooyu noonu ñu gis fa aussi des partenaires ku si mel ni Sadio Mané ñëw fa ñeneen ñëw fa ñu gis pavillon A ak pavillon ñoo ngi koy defaraat xarañte boobu noonu ak processus boobu noonu nga xamante ni ba am ngeen résultat yi mbaa àndu leen si ak ay jafe-jafe. waaw amuñu ci jafe-jafe yu bëri. li tax mooy boo gisee ñu mën a def sumb liggéey yu ci bëri. am na ci yoo xam ne sax dërëmu kuddu demu ci. mooy dafa attends loolu jar na dërëmu kuddu demu si après fan ngeen jëlee fond bi. dërëmu kuddu ci partenariat parce que directeur Abdoulaye Sow dafa am lu mu indaale lu am solo loo xam ne ñun xëy na suñu xel demu ci woon noonu mooy ñu dem lëkkaloog ay nit ñoo xam ne ay doomu Sénégal lañ. yoo xam ne am nañ alal joo xam ne kat bëgg nañ ko def ci université jàppale étudiants yi te xëy na amuñu woon ku leen tàllal loxo moo tax moom mu ñëw comme ni ma la ko waxee moom sportif la nekk vice président fédération sénégalaise de football mu xam ay sportif yu bëri ci loolu ci la wax ak Sadio Mané bi mu waxee ak Sadio Mané nangu pour ñëw université lëkkaloog ay kuréel fii ci réew mi comme waa LONASE pour jël engagement ne ñoom kat dina am alal ju ñu def ci université bi après Sadio Mané bi mu ñëwee Gorgui Sy Dieng mu indi ko fa Gorgui Sy Dieng ñëw visiter ci chambre étudiants yi ñu yóbbu leen ñu xool étudiants yi ni ñu nekkee léegi Gorgui Sy Dieng ak Sadio Mané ñoom ñaar ñëpp ñu jàpp ne war nañ dimbale étudiants yi directeur Abdoulaye Sow ne leen man soxlawuma ngeen jël seen alal di ñu ko jox man li ma bëgg mooy wax leen ni ay lal laa soxla wala ay matelas yéen ngeen xool seen fondation yi ak ñi ngeen di liggéeyal ñan ngeen ñu ciy booleel ñu wax leen li ñu bëgg ñu dem jëndi indil ñu loolu tax ma la doon wax sànq ne dërëmu ku du dugg ci du dërëm boo xam ne aussi jox nañ ñu ko mais ñëpp xam nañ ni loolu alal la laaj et alal jooju xarañte Abdoulaye Sow ci wàllu partenariat ci wàllu coopération moom moo tax ñu am ko et loolu bëri na yoo xam ne ñu ngi koy def am na sax benn restauration express
point de restauration express boo xam ne yow xëy na da nga baax rek moo tax mënuloo ko wax am na loo ci dox ba ñu lëkkaloo ki nga xam ne moom moo ñu ko proposé ba fi mu ne nii mooy Diop ISEC ñu lëkkaloog moom defar point de restauration express boo xam ne booy gën di dem UCAD 2 moom ngay gis te loolu aussi dërëmu kudd demu ci donc directeur Ablaye Sow am na partenariat yu bëri yoo xam ne def na ko et côté boobu aussi indil na ci gafaga kudd ci gafaga réew mi alal ju bëri yoo xam ne tax na ñu améliorer conditions étudiants yi fii may wax ak yow ci partenariat rek ak coopération tax na ba pavillon A nga xam ne mooy pavillon bi gën a ngand lal ya fa nekkoon yëpp daf ko changé def ko ay lal lu weñ yoo xam ne dañ ko tegle mu boole kook ay matelas orthopédique ba pare nag dig ne étudiants yi ne lii ma def pavillon A sama yéene mooy mu law ci pavillon yëpp xam nga pavillon A bu dee moo gën a ngand ci pavillon kuddu yi ku ñëw di commencé fa équipé ko mooy ku la dig ndékki ku la dig añ bu la joxee ndékki war nga ko gëm looloo tax mu commencé pavillon A nga xam ne mooy li gënoon jafe mais nag yeneen pavillon yëpp am nañu yéene def fa ay lits superposés ak ay matelas orthopédiques